sëñ bi noo def. ça va maa ngi rek yéen a jàmm. alhamdulilah. alhamdulilah naka liggéey bi. ñu sant yàlla bu baax a baax. yéen a jàmm baax. oui on va très bien. waaw père moom nee ko ñun moom chaque jour moom la ñuy déglu quoi. ayca papa di wuyul nee na chaque jour yow. parce que moom daf ñuy xamal dem quoi. waaye paa boobu nee ko Oustaz Alioune Sall nee nit ki bu fekkee ne da ngaa am képp koo xamante ne am nga junni rek junni. alal Bakary. nee na war nañ laa may jaay ci la téeméer. mu ne. nga ni képp koo xamante ni. waaye jamono ji moom xam naa ne. xale yu jigéen ñi daal xam naa ne moom boo yoru xaalis moom boo bañ a wax parce que ñun xaalis ba lañ jógee daal di ñëw fii di fi daan doole. est-ce que bu njëkk nag mënuñu fee nekk amul kenn koo xamante ne jéem a kii daal waaye jamono ji ñu toll nii moom. foog naa ne am na ñoo xamante ne dañ ñuy bind ay lettres sax wala ñuy envoyé message yoo xamante ne dañuy bëgg relation nga xam ne am na lu tax. moo tax maa ngi digal xale yu bëri daal xamal leen ne jamono ji moom. képp ku ci wut soxna yi da nga ko seetal ko bu baax. parce que jigéen ñoom intérêt kese la ñuy def quoi. dëgg la. dinañ la lekk ba wat la ab nel ba nga jeex tàkk ba carte gab bi soo dugalee ci gab bi mu rëkkute la ko daal la koy delloo. wala mu lokk ko. barke borom Tuubaa wala mu lokk ko bañete la koo delloo. million mën nañ ko lekk ci génn guddi seen i bëgg-bëgg bari na. xam nañu lu xuyu neex yi bëgg nañu lu rafet bëgg nañu luxe bëgg nañu dunu ñàkk bëgg nañu saa yu ne tere seen pochette daal ciy fekk ay këyit yoo xam ne day tëm. loolu nag fekk yoroo ko. xoolal fi ngay dugg bu baax tuut dee xam lekkam. lii mu leen nettali dégg ngeen ak li Néné Komay wax. Néné Komay nee na ba may dugg ci moom boobu RTS du RTS sama nijaay nekk na fa directeur Alioune Fall moom lañ tuddee studio chaîne nationale 95.7. soo demee ca Ndar Golbert moom la tuddee studio ba studio Alioune Fall ma nga foofa laajal Bougane xam na ko. nee na ba may dugg ci moom li ma doon wax te nanguwul ma eggale ko moom Prospère su ma nepp xëy mu dagg ma di koy yeeru rek te xam ne dina ñëw. nee na ñëpp ba nu taxawee naam am na ñoo xam ne su leen toppoon la mu bëgg dina ko am. du sonn dina am koom. waaye nee na dafa durumlu rek ne kii. ba mujj nee na ndeyam ne bàyyi leen gunóor mu topp sànqaleñ. dëgg la moom moo xam. mu dem topp ko nee na boobu animateur rek la woon dara du dara. ab jigéenam. après liñ lay wax ne la sëyub gune ak sëyub ñu mënul seen bopp ak sëyub ñu mësta sëy ak sëyub ñoo xam ne amuñu am koom moog sëfub mbaama yem. faaw mag ñu topp ca di jooyante. dëgg la. moom nee na ab jigéenam moo ca toppoon. dëgg la. di jooyanti. ak sama yaay di joganti ñu jàpp ci. léeg-léeg ñu génne juróom benn mètre wax yónni jox la. ba mu baax. ay mbubu léeg-léeg ñu génne ay mbubu jox la. wallaay aussi. léeg-léeg ñu génne ay dàll jox la. léeg-léeg ñu yëkkati xaalis jox la. gis nga père doguma la waaye gis nga ñu sonnoon démb. ñooy sant yàlla tey. ñooy sant yàlla tey. ñu sonnoon démb. ñu sonnoon démb seen i njaboot loolu li nga wax ni moom moo ñëwaat yéen a sonnoon démb kon ñun ren ñoo war a xappi. waaw bu ngeen xam yéen li war a muñ yéen muñ ngeen ko kay ñun lu ñuy muñ tamit déedéet ñoom li ñu war a sonn ñoom li ñu sonnoon démb tey yéen ay kontaan waaye yéen a ñu jur yéen a sonnoon démb waaw ñun ñu xappi waaw léegi d'accord naa yaa ngi di nga bojj wala nga dugg ci bojju amatul su fi may ma bojju amatul père nag bu ma dog maa fi léegi ñun ñu sonnoon démb yéen ay happy tey est-ce que xalaat nga sa doom ëllëg barke borom suñu doom ëllëg dafay happy parce que jamono ji day changé qu'est-ce qui te dit que day happy qu'est-ce qui te dit que day happy ëllëg lan moo la ko wax fii parce que nee nañu ku sonn jëriñu bu fekkee na nga toog di happy dañuy sëy da ngay dañuy sonn mais dañuy xool meilleure condition de vie c'est-à-dire meilleure condition de vie moom la ñu xool meilleure condition de vie permet ma ñëw dama ni tey ji soo duggee ci góor supposons amul dara nga ñëw di sëy ak moom yow mi sëyi nga nekk cas social moom ma nga fa fekk mu nekk cas social ngeen am doom cas social lay daje doom responsabilité la ngay toog di xawle rek doo jéem a wut dara doo jéem a def dara doo jéem a seet dara wala moom di jéem wut dara wala mu def dara mais ki jéemul ki amul kooku la ñuy waxal attends ma fille non attends su fekkente ni loolu am na non bu fekkente yaa ngi happy d'accord naa nga ni léegi nga am doomu amul dara kee amul dara nga dugg ci góor bu amul dara
xanaa yow doo jaanoo yàlla rek dee ci ñàkk ci ñàkk. xanaa boo demee ba am dara ak góor. boo demee ba am dara amee dala fa naan ñukk na yàq bu naqari dem seeti leneen. kan ci góor yi góor yi démb yéen doon muñal. ñoo nekkul góor yi tey. waaw jigéenu démb yi nangu woon nag mooy jigéenu tey. waaw loolu la tey jii ñun ñoo ëpp chance parce que yéen a yaay yéen a muñ tey jii ñun ñoo ëpp chance dañu ko dëgg tamit. d'accord maanaam li valable woon ci ñoom boo da ngay caraxu après nga coquette. mais merci parce que daf ni am ñun bu boot ñu tax nii rek faaw di nga caraxu soo liggéey nga soog a ko amuñu carax sax ñun suñu génération dañuy xëy def ay kàddu li ngeen di def di togg. wax naa ko nag ne nee naa ko dem ci kër fekk fa lépp sotti ne gàññi ak dem ci kër lépp fekk la fa bu dàq. xanaa yëpp fekk la fa ndax lépp yaa ko liggéey. maa la wax lii rek. waaw baax na baax na. tey ak génération bi ñu tombeel mooy ne mën nañu la tordre le bras. donc boo gisee ñaar nit ñu bëggante. ma ne ku bëgg ma may la ñu see waaw loolu foofu laa doon waxee parce que dina la permettre. nga daw benn safaan. bu raw wàllu utum àdduna. mooy li ñuy gis ñun di ko gis tous les jours. xale yi nga xam ne dañuy ëmb may ma papa xale yi nga xam ne dañuy ëmb di teg. dinaa la conseiller ne la mbaa mënal na la dara doo xool li ngay kii mais boo insister ñu bàyyi la nga dem sëyi balaa ngay safaan di ñëw parce que ñaar nit ñu bëggante mënoo leen contrôler surtout ci ay xale foofu laa doon attirer attention mu am wala mu ñàkk bu fa mbëggeel nekkee rek na assumer ay responsabilités yéen a ngi wax depuis tout à l'heure am ñàkk mais da ngeen fàtte ne société sénégalaise bi Sophie ñu bëri sutura la ñuy dundee mooy le paraître moo fi ëpp bëri na góor yuy wane ne dañoo yor te yoruñu. bëri na jigéen yuy wane. ñu bëri dañuy rêver ci kër yi. maa ngi ñëw ku yor takk leen. maa ngi ñëw fa laa jëm si laissez-moi terminer s'il vous plaît. laissez-moi terminer dama ne ñu ngi wax mais ñu bëri sutura la ñuy dundee ci société bi. mooy bëri na góor yooyu xool di leen ñee te au fond nañuy def ba am alal xamoo ko. bëri na jigéen yuy sëy di la wan ne dañoo bëgg dinaa ci ñëwaat. ci seen néegu sëy te bëgguñu. alal day nëbb ji ko. alal dafay nëbb ji ko bëri na jigéen ñu dugg ci góor ngir alal dugg fa xale bu góor bi di la talaata suba ba ngoon bëri na jigéen yu te duñ ko wax fenn yaay pourquoi damay delluwaat ci jéem a situer les responsabilités tout à l'heure yaay Marina da la interpellé ne la yéen la buñ ne yéen pas yow en tant que femme valeureuse pas en tant que papa mais nag fii la leen lépp fekk ci société bi bëri na waajur gis nga ci sa yarinu doom di nga yar sa doom bu jigéen bu indee jiin nga ne ko foo jëlee jiin bi mu teg greffage boo ko jëndul nga ne ko fan nga ko jëlee noonu la yeneen jigéen di yaree seen doom bu nit solee tubéy bu kii ñu ne ko xanaa gisoo li saf yaa sol xale bu jigéen bi commencé di utal boppam non balaa ñu egg ci sëy processus la jigéen yarin la yaay nga jor sa doom bu jigéen ci kër def ko li ñuy woowee ce qu'on appelle marchandise yére bu rafet nga bëgg mu sol greffage bu gudd nga bëgg mu takk donc kooku matérialisme dañ ko mooñaalee noonu la ñuy yaree jigéen mooñaalee ko doylu donc quand je dis que yenn parents yi ñooy responsable mooy ne ñoom dañ lay teel a wax ne seeni doom duñ ko may ku yorul alal te tey genre waajur yooyu sa bët bi dafa tuuti waaw sa bët dafa tuuti maa ngi ñëw pour ma mën a sax pour ma mën a développer yaay noonu ngay amee papa même balaa may perdre sama fil pensée c'est-à-dire bu ñuy situer responsable jigéen boobu matérialiste tey balaa muy doon jigéen bu mët néegu sëy xale la woon éducation de base bu ñu la yaree doylu góor mënu la xoylu la jommal ci àdduna maintenant bu ñu la yaree nag matériel kër ga ñu ci bëri parfois yow jigéen nga toll nga ci âge loo am oui am na ñoo xamante ni tey ci doxaan bi la leen seen waajur di tàccoo dàq sàmba di bàyyi demba dugg ci kër gi ngir li demba am dëgg la am na bu sëy jotee ñu ne la doo sëy ak sàmba monsieur vous faites quoi dans la vie mooy question yi dama ne jikko mooy sëy c'est-à-dire du moment où il y a des qualités chez la personne dañuy wax mooy sauf Safi mi ngi naan idéal du question idéal kase parce que qualité yooyu moom mooy dem Safi góor bi am yërmande te amul dara te yor la bu ñu ne amul dara pas que mu ñàkk parce que je suis prospère je veux juste lui dire que xale yi boo leen mayewul ñu dem nekk ci leen neex mais góor bu am yërmande te am le minimum moo tane fuuf góor bu am àdduna ak ci biir te mayu la jàmm yaay ma delluwaat tamit il faut tamit ngeen logique ak ñun yéen ne liggéeyu ndey añu doom dëgg la ndey dana sonn démb jur doom bu jigéen bu tedd tey dëgg la c'est pas parce que tedd na ko doomam du tedd si yaa ko liggéeyal yow ndeyam ba mu gis góor gu baax gu ko mën a yor tamit mu reproduire jigéen liggéey na loo xam ne ay sëti sëtaatam dana ci jëriñu donc il faut que vous soyez logique avec nous yéen d'accord naa waaw yéen liggéeyu ndey añu doom yéen a koy wax quoi day jël liggéey ba doom ji jël mais est-ce que la day jël liggéey doom ji bu ñëwee dana liggéey na ndey liggéey woon waaw mais fa laay ñëw am loolu Marina daaneel naa Marina bàyyi ma ñoom yaar ñu li nga wax yëpp dëgg li mu wax dëgg la parce que danaa leen wax leen société bi ñu nekk xale bu jigéen bu ñëw indi la nit ni la kii laa bëgg may ko
mayoo ko rek daa am lu la naqari mooy li nga wax dama lay mais añum doom bi dañ koy fekk si ci yéen a ñu ko xamal te añ boobu mën na doon añum doom yaay léeg-léeg nga gis ku ci xëpp suuf waaw je suis d'accord yaay mën na doon añum doom ba doon reerum sët c'est-à-dire ci liggéey bi yaayam liggéeyam dama bëgg rek ni aujourd'hui beaucoup de parents sont responsables ci seen doom bu jigéen ni mu mel beaucoup de parents sont responsables ci seen doom bu góor ni mu mel yar la nga xeeblu sa bopp ba nga yaakaar ne pour nga am jigéen foog nga am alalu àdduna bëri na góor yoo xam ne amuñu confiance en eux alal la ñuy doxaanee xamuñu bëgg ma te yàlla tax parce que ci seen biir kër bëgguñu leen woon te yàlla tax balaa kii di toll ci takk jabar wala balaa kii di toll ci sëy ay xale la ñu woon yaay dëgg loolu dëgg ay xale la ñu woon donc processus d'éducation bi les parents l'ont raté et pire ils influencent même les choix des enfants donc buñ ko jël rek def ko une génération c'est pas toutes les mères aussi je suis d'accord maman je suis d'accord mais y en a bu société bu ñu toogee di représenter société il faudra qu'on touche ci yenn taar yi am na yaay yoo xamante ni tey bàyyiwuñu seen doom yi sëy te yàlla tax ak ki ñu bëgg te nag na waajur yi xam ne doom du investissement Safia loolu lañ ko foog attention am na ñoo xam ne liggéey naa sama premier salaire ma koy yóbbul sama papa mu ne ma je ne faisais que mon devoir je ne faisais que mon devoir mooy doom waaw doom boo ko juree da ngay gis waajur naan sama doom duma la ko may école yu fait cher yi ma ko fayal yére yi ma mais attends tout ce que tu faisais pour ton enfant waaw mais pour lépp li nga doon defal sa doom Safia obligation la woon donte waajur bu ne dina yéene doomam lu baax mais warul nekk sorte d'investissement mooy ne la nga defoon yëpp defoo ko woon te yàlla tax parce que yàlla daf la wax sàmm la yaa ngi koy jéem a fayeeku ci jëkkër wala nga koy jéem a fayeeku ci ñoom te yàlla tax boobu ba ci yar njaboot daf cee bokk donte bu doon waajur bu ne doomam tedd il faut que parents yi tamit ñuy xoolaat un peu seen comportement par rapport à seeni doom Sophie xale lii dana yar doomam ci biir këram ba mu baax xale bi génn ñu di ko influencer leneen xaleel baax na ci biir këram bon ci biti dëgg la fekk na yow mii ndey def nga loo mën addina yëpp xam nañu sa doom ci biir kër sol short ñamewut tey da ngay dugg ci kër léegi yi gis xale yi sol short seen kanam parents yi mais loolu ça li nga wax dëgg la dama koy nangu yaay manque d'éducation gis naa ko gisoo jigéen bu dem sëyi te sëyam yaay ma ko et puis am na ñu détruire seen yu influencer seen choix wu doom ba détruire seen avenir c'est-à-dire sëy loolu ak nit ku am alal et encore pire soo demee di jooy maquillage bii ñuy maquillé wu tey pour être belle seen maquillage la pour cacher leur peine beaucoup de femmes ñi ngi sëy ay boromi alal parce que seen choix yi soit ñoom la wala dañ leen ci influencer te poudre yi ñuy def yëpp derrière ces poudres là se cache beaucoup de benn kon nag lépp lu ñuy def comme choix nañ ko def pour notre bonheur car c'est ce qui prime nga bëgg ak waa ji ngeen di tëdd ci benn matelas donc ce n'est pas l'idéal de notre génération c'est mieux que ngay gëmloo nit ñi que yaa ngi vivre si quelque chose de rose te chaque jour tu es obligé de cacher ta peine avec du maquillage le seul souci papa ci li Sophie wax Sénégal fi mu toll nii xam nga sa bonheur bopp li nga xam ne yaa koy dund ak yow ak sa borom kër nit ñi duñ ci bëgg nit ñi dootuñ ci attardé wu dootuñ ci attardé wu lu ñuy bëgg c'est surtout les autres lu ñuy xalaat ci ñoom c'est-à-dire Marina takk nañ ko elle a changé physiquement soo gisee da nga xam ne elle est bien traitée même si biir këram elle n'est pas bien traitée papa mos na fee waxtaan mën na fi nettali benn histoire ci benn jigéen bu toppoon benn xaritam naan ko tasal kii lim lay wax kii lim lay def mu wëlbatiku dem këram am lu mu doon wuti foofu fekk ñu takk ko ci lal ba. fekk ñu téye ko takk ko ci. loolu am na ko ci lalam. dóor ko ba takk ko ci tànku lal. ak yéeg ci kaw yéeg ci kawam. ca suba mu ñëw jox ma mun ko man de fu ne jaar nañ fa waaye man kenn takkagu ma te wax dëgg de kenn dafa guma alifas. ce qui veut dire da ngay digle sangu te doo sangu. ak am ci dëkk bi mais xale yi ñoo muusul. léeg-léeg da ngay nekk ak sa xarit ànd ak moom mu tëg la bët te doo ko xam nga am góor mu lay defal lu ne fekk la mu koy wax ci suuf man gis naa ñaari xarit yu ànd kenn ki sañse bàyyil moo ko moom ki muy àndal sañsewul mais kookoo yor affaire kookoo yor alal ji mais dafay nangu pour nekk chauffeur waa ji bu ñu ñëwee toog lu waa ji wax nangam lu waa ji mu xàqataay rek xam li mu xam mais gis nga bi ñu demee ba yaayu xale bi xam ni kee moo yor affaire bi bu waa ji de wax daf ko naan dimbale ma yii ngay sol ak di ko jaay loo am loo mën daal ni wëlbét di xarit bi di ko yow mii de boo ma ñaanoon sama doom ji tey ma may la ko. waaw mu ngi koy xëcc ndax dafa fu mu mujje ca kooku la mujj. waaw déggoo ma de est-ce que dégg nga bu baax li ma la wax. baax yaay. tu es bien habillé tout le temps mbasin yi gàññi laay moom otoom de moo la ciy dugal moo lay gunge ci sa kër xarit ak yëpp mais ba ñu demee ba xam ni xale bii kii li muy sañseeg li muy def yëpp amu ca dara moomu ci dara kii moom otoom
yaayu xale ba dafa ni kooku yow boo ñëwee ñaan ma tey sama doom ma may la ko mais ndeke xale bi itam li muy gunge xarit bi bëgg na xale bi moom la mujj sëy mais dans ce pays fii lu nekk ngi fi c'est vrai 88 628 89 90 soo amee ñu fi nekk ñu jël leen sinon ma tourné ci pros moom tamit mu wax ñu xalaatam salaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si noo def. sant yàlla alhamdulilah.